bi dégg bu soobee yàlla moom bay jaay mu bàyyi. député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay maam maa ngi nuyu Yacine. Birahim salaamaaleykum Birahim. weekend bi saa yeeti. waaw tubarkalla neexoon na lool. Allah tubarkalla li Babacar ñu ngi wax daanaka moom moo leeral yëfi agro business bi mooy ñi nga xam ne dañuy jënd di jaay di chercher bénéfice. bu fekkee tiit nañ ñu soble bi ñuy béyee fii Sénégal xëy na mun na teel a yàqu seen loxo bu amee lu lamb ci tabaski gi. seen calcul yooyu ñuy def noonu xëy na traité directement ak multinationaux yi daf leen di gënal mais loolu musiba la ci am réew boo xam bëgg nga développer sam agriculture c'est-à-dire que gouvernement bi moom moo seetaan moo mën a jël ay responsabilités pour aider baykat yi tey ki doon bay soble bu fekkoon doon soble dafa manqué ba baykatu Sénégal bi di jaayee soble kilo 1000 francs nga gis gouvernement bi lee mu dugal ci loxoom mais moment bi nga xam mënuñoo jaayee kilo lu ëpp 200 francs muy lamb ci seen loxo du ñu wax dañuy toog rek di seetaan et loolu mooy gravité bi loolu mooy métit bi nga xam ne am na ci et accompagné wuñu leen xam nga waa Saint-Louis la ñu wane mais fi la gën a jigee ci àllub jandeer bii ñaay bii nii soble saa ngi fi ni gadd ay tonnes yi tonnes li ci gën a métti mooy dañu jël ay surga di leen fay dañuy defoon prêt ci banque yi mais soble baa ngi yàqu ci seen loxo mënuñu am place bu ñu ko conserver donc it nag béykat yi faaw ñu jéem a soppi méthode xam ni amuñu affaire ak gouvernement bu leen di bàyyi xel ñoom ñi nga xam ñoom ñooy bay la ñuy consommer ñu jéem a xalaat itam ëllëg nañu jéem a xalaat wàllu transformation nañ ci xalaat bañ a bootu à 100% ci gouvernement parce que soble mën nañu ko transformer comme ni ñuy def pomme de terre bi di ko dugal ci chambre froide yi mu mën a dund ay 6 mois wala lu ko ëpp nañu xalaat ci loolu lii nii maam situation bii nii kanam la jëm parce que maam bu tey boo amee sa boulangerie boo xam ne boulangerie traditionnelle la doon def mburu tapalapa dañu koy tam ñoom boulangerie yi tubaab yi nii ñoo tam boulangerie tapalapa yooyu et Dubaï moo ñu raw noo Arabie Saoudite ñoo ñu raw noo Turquie ñoo ñu raw noo mais boo dee na nga fa fekk xëbës c'est-à-dire que dañu bàyyi boulangerie moderne muy liggéey mais ñu bàyyi ñu accompagner boulangerie yi nga xam ni day lakk pain bi nga xam ni pain wu cosaan la tey am na ay petite boulangerie yi nekk Sénégal fii Dakar yuy defar ay pain yoo xam ne dugub lay nekk ay pain yoo xamante ni bii nevedaay lañ koy defaree sap ay pain yoo xam mboq lañ koy defaree parce que dañuy def divertissement gis nga même façon mburu bii ñu naan boo saa ngee parce que sans pain bu ñu lakk mburu man ñoom laa àndal de parce que ñu ngi ci côté privé bi te ci Sénégalais bi néew doole la ñu féete mais dama ni boo xeexee lëf ni yow yaa am vision yaa am doxalin dóor ci kaw taabal yi gouvernement bi jàppale la nga ni benn farine dong moo baax muy mburu moo baax muy bi ñuy defaree bele te yow bele ba yoo ko danga koy importé nga ni benn lakkukaay dong moo baax muy boulangerie bi ñuy importé jënd matériel yi ñëw installé ko nga ni képp kuy lakk mburu te bokkoo ci ñoom qualifié woo ñu bàyyi lakk métier bi mais doxalal mais boo dee mënoo ñëw ni état bi dafa leen teg ay réglementation yoo xam ne xel nanguwu ko alors ay jamono Grand Moulin dong moo fi nekkoon defar farine am na NMA léegi am na Sedima am na KFC xaw ma mooy Turquie yi nekk yoonu Tëngéej waa Avicenne ñu commencé di installer ñoom itam ay unités yu mag a mag mais usine farine yi mënut a gën a yokk Sénégal alors boulanger bi toujours di gën di joytu y a un problème problème bi mooy faaw gouvernement bi dellu soit doo ci kaw taabal ji ñu def benn ak benn ñu séddoo ko ñu bàyyi lakkatu mburu traditionnel yi am na benn yow xam nga ko sax yow Mambay un certain Ndoye te mu dëkk Tëngéej te muy liggéey ci affaire gaz Ndoye gaz mais Ndoye gaz day defar ay boulangerie yoo xamante ni bii ay petites et moyennes entreprises yoo xam ne Birahim man su ma amee benn unité sama quartier du ma coûter sax lu ëpp 3 millions mais Birahim mun naa assurer quartier boo xam pratiquement 10 000 personnes dañu fay yeewoo mun naa leen assurer di leen alimenter mburu lu bon ma employé 5 personnes et ay dizaines yu mel noonu yoo xam ñu ngi fi malheureusement Sénégal njublan gi ñuy dundee ñi ëpp ci ñoom surtout ci wàllu politique yi bi ñu gisee unité yu mel noonu gouvernement bu Sénégal amoon na yéene benn moment financer ay GIE yuy liggéey ci petite unité yu boulangerie yooyu mais xamoon na nañ def Chine la ñu dem jënd jëfee unité yoo xam ne unité yi ñu indi woon maam yépp yàqu te gisuñu ko réparé parce que Chine la ñu ko jëndee pour wax la xeexoo gi nekk ci suñu bi c'est-à-dire que ñun Sénégalais bi ñun ñoo bañ développement et c'est ça qui est grave doy na waar ñaan tabaski sans mburu léegi ñoom bu ñu lakkul ñoom boulanger ñoom ñooy perte ñoom itam ñun ñu lakk suñu yàpp lekk noonu ma liggéey ko afti li tax ma ànd ak ñoom yàlla daf ma dimbali ma fekkee première conférence de presse bu Mamadou Seck bi nekkoon maire Mbao moo nekkoon jamono jooju ministre des transports ak infrastructure ci hôtel Novotel ma nekk jeune reporter ci rajo Futur Média
ak un certain Ousmane Diop bu Thiès bi moom seen bus bi monté afti yi noonu dama fekk première conférence de presse boobu noonu li ñu tënk mooy formaliser secteur transport mais milieu nag bu ñu ko formaliser liggéeykat ba dafay am contrat liggéeykat ba dafay am cotisation institution yi muy muy IPRES muy caisse de sécurité sociale liggéeykat ba dafay am ay heures yu muy liggéey di ko wàcc di ko noppal dafay am ay jours de repos dafay am congé mais yooyu est-ce que am na afti liggéeykat yi loolu la ñu demandé kon ñi moom bus yi ñoo doxalul dëgg parce que contrat ba loolu lañ ci tënk pour nga am bus ñu jël sa ñaari car rapide dem yóbbu ko côté Mbaaw yàq ko mu yàqaatoo ñu yombalal la nga am tata bu baax charte yi loolu la woon liggéeykat bi da nga koy embauché mu am contrat am congé am ay jours de repos am bulletin de salaire nga koy cotiser IPRES ak caisse de sécurité sociale mu am heure de travail mais yooyu amul comme yooyu amul nag liggéeykat yi ñoo nekk ci dëgg ñi moom tata yi ñoo nekkul ci dëgg gouvernement bi nag comme loolu taxaw mu sos tata na leen recadré waat jubbantiwaat leen sinon renouvellement parc automobile bi ñuy wax ay caaxaan doom wax nii lu mu wax rek am na lu mu bàyyi ci ay maire yu amul vision ñàkk xalaat ci ab assemblée générale ci ab di wax maire yi boo xam ne atelier vulgarisateur sax installé woo ko bu nekk revenu buy dellu soit ci ngexoo garage bi dafa dellu gannaaw marché bi dafa dellu gannaaw cetu dëkk bi dafa dellu gannaaw sën yi utaluñu ko soglay lampadaires yi dañu koy yu solaires yi dañu koy samp ci buntu kër militant yi boo nekkee militant ñu ne samp leen boo nekkul militant bu mu am lampe bu ñuy teg samp ay poto lampe même yu Senelec da ngay dem quelque part ñu ni fii buntu kër Mansour Diop la wala fii buntu kër Massamba Dieng la yemale leen fii poto lampe yi bu mu ko jéggi parce que daf ñu opposé wu fekk na nit ñi taluñu sax politique mais ñun li ñuy xalaat moo la ëpp doole yow maire parce que da ngay falu di follee ko dafa am ko remplacer dañu lay remplacer ñun on est là pour le peuple yëguñu politique xooluñu sa toogaay boobu mais mënuñu seetaan ci façon bu ñuy massacrer population bi jël ndox mi jox ko waa S2 te xamuñ yenn condition la fekk fay installation yeneen ñu exiger nit ñi yeneen abonnement c'est-à-dire que jaay doole goo xamante ni bii moo am foofu noonu kenn mënul imaginer lan la et mais li ci kanam rawul bët parce que bu fekkee mënoo daaj taabalu gerte caaf après nekk ci bopp benn localité am lu bëri man lu bëri mais li ci kanam rawul bët en tout cas ku ñu audité wul ndax li nga féete ak nguur boo foolee ko mën nañ la audité loolu moom leer na gis nga xëyoo wàccoo nekk chômeur di ànd ak di nekk di fréquenter maire yi nekk chômeur ba noppi bëgg a dawal 4x4 bëgg a tabax ay immeuble fen la dëkk bii ku liggéeyul du tedd te loolu moo am Ngexoox moo am yeneen i dëkk yoo xam ne xam nañu ce qui se passe ñii nee naa li ñuy wax am na luñ bàyyi waaw Songo Matar Ndiaye ca Taïba ñeneen ak ñeneen ca Faneen Déthié Fall Saint-Louis Lalaye Cheikh Fall sa HLM ci HLM Cheikh Cissé ca Dagana Cheikh Cissé ca waaw Cheikh Cissé mii ca Dagana il faut ñu am gis nga il faut ñu sérieux maam ci respecter suñu ay nattangoo yi waa Sénégal mënoo jiite benn localité ay at lu jóge fukki at ñu dénk la nga jiite ay institution ci biir Sénégal continuer di jiite ay direction am ñaar wala ñetti takkate ndomba tànk fu nekk même bu nekkul ay opportunité ci wàllu gagner xaalis mais opportunité la yoo xam ni yow da nga koy exploiter parce que nit nga ak sa xel gis nga fas sax boo ko amee comme waruwaay daa ko exploiter nit ñu dofuñu même boo sàccul itam jox na lay avantage yoo xam ni wax dëgg yàlla fukki at doy na mën nga suqali sax sa gox mais maire Tivaouane moo jiite woon IPRES moo jiite tey ba tey wàllu dëkkuwaay yi mais na continuer doxal li ñu ko confier mais Tivaouane jiite na ko ay at yu bëri mais na accepter changement parce que defe naa ne xanaa patriote la mais Taïba Songo Matar Ndiaye mi nga xamante ni bi ku xam Taïba Ndiaye xam ni maamam ma Songo Ndiaye moo ko sos muy Taïba ma Songo Ndiaye boobu rakkam moo sos kër Songo Ndiaye di dëkk ba mu juddoo man mais kenn ëpp ko doole ci Taïba xam na fa la juddoo fa la màggee nañ ko bàyyi mu doxal mais góor gi aliloo ñaata at fanweeri at ak na juróom-ñaar nga jiite ko benn localité loo fa diful woon wallaahi dootoo ko fa defaat c'est-à-dire que ñu comprendre di def ay changement boo amee ñaari mandat bàyyil keneen doxal Abdoulaye Ndiaye Ngaldu mii nañ ko naka waa Tivaouane mus man xawma ko mais waa Tivaouane ñu war a mus changement Mbour mus changement faneen mus ay changement mais mënuñoo jël maire xoolal par exemple maire wu Nguéniène nekk maire folleeku ñëwaat nekkaat maire man dama dem ci localité boobu week-end bii passé samedi uniquement pour visiter xool
ban maire mooy liggéey gis nga Maguette Sène maire Malicounda dafa électrifié Malicounda traversé Mbour dem Nianang waaye ñu électrifié ba Roff Birahim loo xam ni ëpp na 100 hectares da ngay taxaw fii Roff digganteem ak Ndiamane mutul sax benn kilomètre ay à peu près ay 500 mètres yooyu la courant bi Roff la yam parce que mooy commune bu Malicounda Ndiamane amul courant parce que ci commune Nguéniène la bokk amul benn développement nga gis exactement différence bi am ci vision yu maire yi nga xam ñooy doxal mais maire bu mënul ba noppi jiital ba doyal mais naka askan wi folli moom sax ma woon a gëm yàlla follee ko bañ a nekk candidat du jàmmaarloo oppose nañu dem sur le terrain liggéey nañu dem découvrir coono ak souffrance su population bu Sénégal du point de presse nañu dem xool manque tabaski nañu dem xool baykat yi seen soble yi lamb nañu dem ci àll bi nañ xool baykat yi ñaata tool mooy booy ñaata hectare mooy booy baykat bu amoon 5 hectares jaay nga 3 yi lekk nga xaalis ba 2 yi la dese mënoo koo bay day booy parce que amoo loo fa def c'est ça la réalité pas ci salon climatisé yi nekk Dakar Sénégal il faut que ñu yeewu aussi découvrir politiciens yi opposition tanewul pouvoir politicien la seen discours yi la Sénégal yi war a yeewu ñun dañu soxla ay leaders yu crédible ay leaders yi partagé ak ñun li ñu moom ay leaders yu ñàkk a xeeb suñu xalaat te loolu mooy ngay dem sur le terrain arrêtons des ci salon yi mais di attaquer gouvernement rek te yow xamoo la mu am sur le terrain tey bu ñu leen laajoon gan anam la ñuy séddalee jiwu ci kaw gi daañu ko wax bu ñu leen laajoon gan anam ki nekk Fongolimbi ki nekk Kër Songo Njarmeew nga xam ni 500 francs daf koy tër te dina tabaski dina xottil doomam ban situation la nekk même boo ko joxul di nga ko assister ci wàllu xalaat mais politiciens yi Dakar yi itam faaw ñu dimbali ñu ci liy weñ loxo nguur gi fi nekk APR du toog ci salon yi waxuma xeexi de mais nga dem découvrir xam li xaw ci village yi. jafe-jafe yi ñu askan wi di jànkoonte. di def say discours ci village yi li nga wax nekk réalité. mais ñu bëri ci ñoom la ñuy wax dañuy sukkandiku ci li presse bi traité mooy nekk seen discours moom la ñuy wax te presse bi li ñuy traité même presse bi ñun am na ci part de responsabilité. da ngay woo benn correspondant envoyé ko benn dëkk du fa mën a dem. non seulement du ko xam mais daf fay tàyyel dem. parce que ñoom ñëpp la kilim yeeg ndoxum galaas mi jàpp. yàq na leen te kaw gi ñu ngi souffrir. dañu nangu liberté askan bi. ndànk-ndànk dañ koy koppati ndànk-ndànk ba yow dootoo sañ dara yow. et nul n'est parfait. bu ñu génne woon ñoom tey seen ay njumte daañu dellu tegaat loi boobu ci suuf. am na yenn njumte yu arrivé nit nga bëgg koo xañ droit civique am. dootul am benn sañ-sañ ci réewam dootul mën a jiite benn yoon. dootul mën a bokk ci ñiy fal benn yoon. waxee mooy ci jamonoy code pénal bi. ak procédure pénale bi ak même code électoral bi ñuy wax ni dara soppeekuwul depuis telle année ba léegi mu ngi fi mais kon lu tax ñu koy changé waat lu tax ñu ci am lu ñu ciy dëppoo ak lu ñu ci lu dëppoo waat tey bu ñuy wax naan Karim Wade mënut a dem ci élection parce que caabi féete na ko ginnaaw mais way juróom Abdoulaye Wade ñaata yoon la ko caabi féete ginnaaw ci jamono nguur Abdou Diouf moom Amath Dansokho moom professeur Bathily ci ay xëccoo yi am ay tiraillement ci wàllu politique mais tey dañoo bëgg a xañ Sénégal yi seen i ay droits civiques loolu lañu du yoon te duñu ko bàyyi muy jàll loolu foofu la ñu dut baaxam et puis ministre bi ñu fàttali ko wax dëgg yàlla ku ñu respecté la mais ñaar fukki tomb yi nga xamante ni bii d'accord nañu ci loolu mënuñ cee bañ a d'accord parce que ku nekk xam nga ne wolof bu nee xonq da daan cur bu nee ñuul da daan kukk bu nee weex da daan tàll la loolu kenn amu ci benn sikki sàkk mais nag yenn saa yi nga ni dafa yolet comme li tubaab di wax violet dafa yolet loo ciy teg ci wolof. boo nee dafa puur dafa mboq. loo ciy teg ci wolof. xamoo ko donc dafa am couleur yoo xam ni faaw ñu am ci ay tiraillement noonu la mel ci tomb yi nga xam ne jubóowuñ ci parce que dafa am solo ci biir ñaar fukki tomb ak juróomi ñu jubóowul parce que foofu la yokk ba nekk nag. foofu la yokk ba nekk foofu la ñu war a xool lu ci intérêt démocratie lu ci intérêt Sénégal pour ñu amal ci élection yi mais toujours man daf may gën a jox confort ci la sama kàddu yu jëkk ya mooy nekk guñu ci disposition def ay élection te nañ xaar moom gouvernement mosu cee joxalu doy man daf may xaw a étonné tuuti bu ma gisee xam nga itam dëgg man mun naa nekk ambassadeur baykat parce que baykat laa ci bay laa juddoo xaalisu mbay la ñu ma ngénte mais ne dëgg bu ñëwee dañ koy wax rek gis nga baykat bu fekkee bëgg na def récolte bu baax du xaar dëgg tàllal loxo engrais ci gouvernement amul engrais bu mu joxe bu ko amoon sax yéene wu leen ko da ngay jox homme d'affaires yi ñun dañu am opportunité boo xam ne exploité wuñu ko muy neefare tos mais loolu mooy engrais bi gën gis nga fii ak ñu ngi continuer di tàllal loxo gouvernement maam ci ak dóol la ñuy dëkk béykat yi nañu jéem a trouver solution benn hectare bi ngay am jëm ci xalaat bu njëkk dañu amoon mbokki pël yu doon ay nag dañu doon màngi si sa tool ngeen di jàppalante ci wàllu dund nag yi bu ñu demee tool boobu fii ak fukki at daanaka
li muy génne ci récolte kenn du xam ne mu toll faaw ñu dellu soit ci origine mbayu Sénégal di def fumier muy tosu fas yi muy tosu géej yi jën yi ñu lakk ba noppi xott yi di ko tuur ci tool yi wala tosu ganaar yi wala tosu nag yi béykat tos moo ko doon gënal engrais c'est vrai que nag ñi nga xam ne ñoom lañ doon wax ay grands producteurs ci kaw gi ay benn personne dañu doon am benn quota ci wàllu engrais am lu tolloog 50 maanaam téeméeri bërigo wala juróom fukki bërigo ci engrais di ko séddalewaat ñi ñuy wax ay producteurs yu ndaw ku nekk am ci ñaari saaku kii am juróomi saaku dugub ji itam bu demee bay fucc boo ko urée gis nañu ni dafay gën a gaawal dugub bi daf koy gën a may gub wu gën a mag mais yooyu yëpp lim man tos bi nga xam nag la ak fas mun na ko moo tax béykat yi foog ñu dellu soit vraiment di bàyyil seen bopp jiwu bañ a xam nga ni kii du la dimbali gouvernement bi noppiwul pour dooleel mbay mi kuy àbbi ay nag yooyu présenté kuy àbbi ay nag laa wax yooyu présenté pour inaugurer benn tool mais xam nga noppiwul pour dooleel élevage yàlla xam na ko béykat yi itam faaw ñu jéem trouver solution ci situation réew mi état bii du dimbali mbay la ngeen jàppale nga jàppale sa non du dimbali xam nga réew moo xam da nga bëgg a développer wax ne da nga bëgg am autosuffisance ci wàllu li ngay dundee benn espace bu 25 hectares nga koy inauguré def ci pompe bi ci gouvernement bu Sénégal def mooy wane manque d'ambition bu état bu Sénégal ci wàllu agriculture 25 hectares du dara bi ñuy attaqué waa yéen yi lu ñu leen doon attaqué di leen jàpp ci seen suuf soosu donc nga xam diggante jëm ñaajo ak yéen espace boobu ñaata hectares 70 pratiquement hectares lañ bëgg a jël ci ñoom ñu opposé wu ci lenn loo xam ci seen suuf la bokk c'est-à-dire que 25 hectares du dara ci wàllu agriculture moo tax man dama yéemu waxuma la sax milliards yi ñi di def nañu ko ci mais même boo defee ay gëstu sax nañ xool ba xam tool bii nii buggaan nekkoon maanaam état bi moo ko moom wala déet xoolaat ko gëstu leen ba xam kan moomam tool bi est-ce que ay sénégalais ñoo ko moom ci kanam tuuti dinañ ci dellu soit mais moomeelu Sénégal sax wuurul ci dag boobu noonu mais bu fekkee même moo ko moom confirmé wunu moo ko moom de te nee naa leen dem leen gëstu xool ba xam ab sénégalais ko moom wala déet mais même bu ko moomee 25 hectares ci état bu bëgg génne am réewum ci ndóol nga bay ko mboq même boo ko produiroon ci mboq tey lépp ñor mboq mi nangu mu nekk ay téeméeri tonnes wala ay junniy tonnes mais daanaka amulu Sénégal njëriñ ñaata tonnes yi mboq ñoo fi yàqu te Sénégal ñaata tonnes yi mboq lay importé ay tonnes yi mboq dafay yàqu et ay mboq dañ ko fi importé di ko fi dugal xam nga loolu c'est paradoxal tey da ngay dem ay côté Njamaan ay Rof ay côté Joal nga xam ne seen suuf kekke la dañuy produire mboq ba noppi loo ci lekkul loo ci deful cere lekk ko pour nga mën ko jaay doo nga ci marché bi dafay poser problème tey mboq bokk na ci céréales yi gën a cher et ñuy inauguré benn dak mais Sénégal yi daañu poser ay questions ñi demoon di tàccu ci ca dak ba laaj naa leen ñoom fu ñu gis a njariñal mboq ci seen wàllu dund nit day am fayda ci boppam dak bi wóorul ba xam Sénégal ak moom 25 hectares génnewul am réew ci ndóol ak xiif xaalis bi ñu wax def nañu ko ci foo ko def buntu feeñ moo tax ma nit ñi nañuy xalaat balaa ñuy waaw maam xam nga lan mooy première charte ci mesure barrière. waaw première charte bi lan la. moo di distanciation physique distanciation bi. wan ma image boo xam distance am na fa wala déet. ñoom dañu ngi toog si saa seen discours mooy dañu bëgg a wan président image wu ñu ngi def rassemblement mais takk nañu ay masques. te lu weesu bii sax dañ koy distancer alors que yaa ngi dajale nit ñi ñu takkaloo ñoom ñëpp te charte yi. mesure barrière mooy distanciation physique mooy ku nekk dand sa morom. non waa père dañu woon théâtre quoi. waaw seen yëf la nag. moo tax man leen ñii seen éléments yi nañ koy awale commercial. ci dëkk bi yéen a ma jëkk xëy si sama oto laa yow di daw ci dëkk bi benn tata dawul te xam nga fu ñu sukkandikoon ñoom parce que li ëpp ci tata yi ñoom patron yi seen i ay doom ak seen i ay jarbaat la ñu ko jox ñu koy gérer te même seen doom yooyu dañu sonn ci seen gestion gis nga ñii moom tata yi faaw ñu wax ak ñoom dëgg ji mooy dañu amoon cahier de charge pour renouveler parc automobile bu Sénégal maam. ñoom ñëpp ñu joxewoon seen accord bu ñu waxee nag renouvellement parc automobile génn ci informel ñëw ci formel dafay am ay conditions mooy chauffeur bi dañu koy mettre ci ay conditions yoo xam ne dafay am contrat de travail ñu koy verser caisse de sécurité sociale am heure yu muy liggéey am itam droit congé. est-ce que xam nga chauffeur Tata ñaata heure lay liggéey. 16 heures de temps lay liggéey ci 24 heures li 8 heures de temps doo nga lay dem gàlleem sangu ci noppalu ci doxi ci soxla 16 heures de temps 5 heures du matin ba 21 heures calculer ñaata temps la. toog bu métti ba baaxul sax wóorul. 5 heures du matin la ñuy xëy ba 16 heures laaj leen seen bulletin de salaire amuñu sax bulletin de salaire boo ci manqué benn fan ñaari fan ñu dàq la yenn saa yi nga sëqat feebar ñaari fan ñu ne la léegi mënatoo ko bàyyil keneen jël sa place c'est-à-dire que ñii dañuy foowee chauffeurs yi ak receveurs yi.
comprendre nga te fu si seen jarbaat lange ñu ñëw teggalee wuñu fa nekkoon teg fa seen jarbaat ci ñooñu la ñu yaakaaroon espérer ci ñoom xamuñu ni mbokk mu am déception ci yow moo lay gën a bañ sax jàmbur bu am déception ci yow. xam nga li dëgg gouvernement bi na dóoraat ci kaw table ji ñu respecté ñi moom afti moomuñu dëkk bi bay traité chauffeurs yi ay woyoo ki bandi nañu respecté cahier de charge bi man dama am chance su fekkee première rencontre bi ñuy lancé tataay boobu Mamadou Seck moo nekk ministre infrastructure ak transport ak Ousmane Diop mi moom seen bis bu Thiès hôtel Novotel la woon la ñu waxante woon naal ko ci ñu ni képp ko am ñaari car rapide da ngay ñëw ñu toj ko remplacer la ko ak benn tata booy dàqante ak banque bi nga dàqante comme ça fay am ci mu nekkoon politique Abdoulaye Wade bu am solo pour génne chauffeurs yi ci ndóol ak jafe-jafe gi ñuy jànkuwanteel am correct boo xam ne war nañ ko def seen wàllu liggéey tey xoola chauffeur tata su wàccee ak ay ca nga xam da nga koy yërëm bu ñu wàccee bay ñibbi si ñaata accident la tata yi def parce que bu ñu toogee ba ngoon seen versement matul bu sa versement matul dañ koy dagg ci sa salaire faw nga tegal leen 100 000 francs yi ngay verser par jour mais 100 000 francs par jour. waaw 100 000 francs metti na di. par jour mois bi yëpp. nga fay ki la koy indil nga fay ko 100 000 francs wala receveur bi 50 000 wala 60 000 francs et ñuy osé di wax chauffeur yi nañ continuer seen grève dóor ci kaw taabal ji. état bi ñu jubbanti leen. millions yi ñuy dajale gënuñu cee yey chauffeur yi dawal oto bi laa nii. gis nga nag Sénégal problème bi yëpp loolu la. tubaab bi duñ ñu respecté parce que ñi ñuy liggéeyloo ñooñu gën a ñàkk respecté yéene wuñ la salaire 100 000 francs. moo xam ci station de service yi moo xam ci yeneen bérébu liggéeyukaay yi sénégalais bi lambda national bi ci boppam moo jëkk exploité moo jëkk muccu deretu nattangoom alors étranger bu ñëwee fii am entreprise chinois yi ak ñi ñuy wax mais nan la ñu ñuy respecté te yéen woo sama am waa afti faaw ku leen ñi wax leen dëgg nañu rek nañu delluwaat ci cahier de charge bi taxoon ñu créé afti loolu mooy dëgg. mooy noble la. très bien et d'ailleurs grand li nga wax. bu dawee at rek génn njëgam. waaw tataay bu dawee at rek génn nañ njëgam. c'est que ñi moom tataay ñoo amul yërmande ci ñiy liggéey. il faut que état bi. sant yàlla alhamdulilah mu ñëw takk masque bu rëy nag. tey variant bu. wala lambda. moo ma tiital lambda kon génn na. lambda génn na. moo ma tiital. teraanga sénégalaise beek andi. yal na yàlla sàmm ñu. allahumma amiin. yàlla sàmm ñu. allahumma amiin dañu bàyyi ñu julli tabaski. kase. bàyyi layaamale yi. dañu bi jàkk yi ñu julli bi jàkk yi ñu julli ñaan yàlla. mu abal man dama ci ànd comme nangu nañu ni bàyyi nañu jàppoon nañu juróom-benn alors dañu ko miimoon nangu nañu ni amuñu woon contrat te xam nañu ni même ci seeni ay kilifa. ci transporteurs yi am na ñoo xam ni wax nañu ni bis bi mënul woon a ñàkk. kon faawuñu utal na ay contrat tant mieux bu fekkee juboo nañu. mais surtout ñu arrêté ñoom transporteurs yi. vidéo yi ñuy tas. day gën a xajamal diggante bi ci yenn benn défaillant yi doon liggéey. seeni nattangoo songu leen. loolu jëkkewul tey te dafa mus a am ci histoire Sénégal ak bitim réew foo mus di dem. grève boobu mus a gis défaillant ba du am jàmm. et loolu mooy réalité bi. comme jubóo nañu nag tant mieux nañ fexe ba ñoom ñu joxe exemple ci liggéeykatu Sénégal di gis boppam ci la muy liggéey au moins benn petit salaire 150 000 gaynde mais 100 000 francs ak fi Sénégal toll. li kilo ceeb di jar léegi. location nu mu cher. li litre diw di jar léegi location li muy jar léegi mais 100 000 francs du salaire. gouvernement bu Sénégal moo la gën a xam ni. war naa soppi convention collective yëpp ñaar fukki junni moo dul salaire boo jëndee saako ceeb ak keesu diw mu jeex. te léegi nii école publique bi baaxatul. nga bëgg am ñaari doom yooyu fayal école privée ñoom nañu joxe exemple jëkk doon ñuy soppi salaire liggéeykat ndax yàlla. lu am solo nga wax. parce que bi waa ji soog a falu nee naa ne waa ji fa mu jógee daa xajam lool te doxul demul dikkul fa mu jógee. petit train bu la yoon. fii muy remplacer mu ngi dox mu ngi dikk. man leen man xawma Maître Moussa Diop mais Sénégalais buggul fas wuy gagné dafa am ñaar ñoo xam fa ñu nekkoon jamono jooju Ablaye Sow nekk kudd et Maguette Sène ma fa nekk mu ngi góorgóorlu ko Ablaye Sow mu ngi am ay changement mais gis nga nit bu nekkee fenn di doxal da nga ko fay bàyyi Maître Moussa Diop dafa ñëw fekk ay bus yu yemamaay mu yokk bus yi ba mu doy sëkk Dakar yokk ligne dem na ba yenn mu créé Sénégal dem dikk nekk ci xalaatu créé Afrique dem dikk mais bu ma la joxee ñetti oto nga fexe mu nekk juróom-benn la fa Maître Moussa Diop nekk lépp kenn déggu fa benn syndicat bu jàmbat. bu yëngal bu dul dara sax waxuma avancement ci wàllu liggéey mais bennoo ak jubóo ga mu fa indi ba syndicat joytuwul kenn xëccuwul kenn waxu fa recrutement bu jaaduwul mais loolu lañ soxla ci société yi nekk ci Sénégal yow muy liggéey nga gis ci bopp nga gis sa bopp ci société bi ngay liggéey ñu jëlee ko fa moom bi mu ñëwee premier problème am mooy tab Moussa Diop dem. topp ko ci wàllu yoon nangam oto bii nii marché bi sa jabar ñu ngi doon couvrir information xew-xew yi man fii laa taxaw ma ni leen
kii di remplacer Maître Moussa Diop man gënalu ma parce que fa mu jaar doxul te kii muy remplacer fii mu ngi dox et syndicat yi mu ngi commencé ay recrutement yu kenn xamul fan la tege waxuma ko syndicaliste yi ñoo ko wax et léegi nag président Macky Sall na xool ba xam génn Sénégal yi ci guuta moo ko gënal wala ndax joxe ay jigéen ñaalam ci wàllu politique pour société yi di gasax moo ko gënal nee nañu fi nekk nii Fouta seen bus bi taxaw na donc Fouta dem dikk mu ngi commencé am Sénégal dem dikk mu ngi commencé am problème ci kanam tuuti est-ce que Dakar AIBD doo am problème ci kanam tuuti est-ce que minibus yi Moussa Diop indi woon te muy concurrence Tata yi est-ce que itam du ñu am problème te yooyu yëpp Maître Moussa Diop moo ko fi indi fas yi gagné duñu ko remplacer même fekkee kenn éternel lu ci benn place mais kuy liggéey da nga ko naan jaajëf mais doo jël koo xam ne jëlulum pay nga teg ko ci kanam pay bi loolu moo tax nekk xam naa ne am na lu mu ci def ci comme Sénégal comme ci àdduna bi yëpp mais bi ñuy jël seeni ay décisions comme industriels yi li ñu wax bi ñuy jël seeni ay décisions di permettre yenn ci ay étrangers ñuy implanter ay usines fii ci Sénégal booba mbas mi amagul woon te usines yooyu bu ñu implanté wu fii ci Sénégal seen lépp yu dox dañu waroon a contribuer ci mbas mi misaalu Taïfor bii defar karo fii nekk Sindia nga xam ne ñoom siise ñu jëkk a wax moo leen xañ jàmm karo yi lu bon lu ëpp juróomi junni nit doon nañ ci liggéey di ay magasin yoo xam ni dañu baaxoon ci entrepreneurs yi dañu baaxoon ci sénégalais bi lambda comme yow comme man mën nga ñëw ubbi sa compte ci benn magasin di verser 25 000 francs ñu jox la valeur u 100 000 francs wala valeur u 500 000 francs nga karole sa kër ñu topp la ndimbal boobu mënoo ko am ci chinois yi nga xam ni camion la ñuy chargé di ko jaay ni mu leen neexee karo yi ñu doon importé moo gën karo yi chinois bi defar fii parce que chinois yi bu ñuy liggéey karo Italie la ñuy gën a nawloo bu ñuy liggéey karo fii ci Sénégal muy beneen pertement xañ nañu nit ñi seen ay liggéeyukaay daaneel seen i ay magasin indi concurrence déloyale te chinois bi amul njëriñ parce que ñi muy liggéeylu di ay sénégalais ñu ngi leen di exploiter ci façon bu bon alors ba magasin yi fii nii seen i sénégalais yi fay liggéey ñu ngi leen di traitement bu baax daanaka magasin la yoo xam képp ku fay liggéey di sénégalais dimbali dañu la ba nga am kër mais loolu la ñu soxla mais comme li ñu doon kaas ci chauffeur Tata yi moo am ci chinois yi ak seen usine Taïfor bi ay salaire 60 000 50 000 te boo sëq dañu jàppale dugal kaso. yooyu nag du ay Covid 19 wala ministre bi génn ab communiqué di def ay précision dañu ne indi solution gis nga ñun bëgguñu ay homme d'état wala ay ministère wala ay direction yuy àndandoog Sénégalais yi di jooytu jafe-jafe yi di montrer seen incapacité ci lëf dañu yaakaar ci ñoom ñu am capacité indi ci solution Covid bi laal na àdduna bi. mais ñoom luy seen pexe li tax ñu teg leen ci bopp askan wi. mooy ñu indi solution te ñu xoolaat jaaykatu karo yi nu ñu leen mën a dooleele ba ñu jël seen waaye teg leen ci seen kaw mais musu Sénégal dong ngay gis ñuy bundu xatal nationaux yi pour njariñal étranger yi voilà. Sénégalais ñoo war a yeewu ñoo war a bañ a jël seen lépp jiital ko ci wàllu politique. ñun média bi itam ñu jàppale leen ci gis nga même ñun changement ci ay article loi bi nangam code électoral bi nangam sénégalais yi ñëpp xam code électoral bi lan moo ci laxasu du ci dialogue politique bi la ñuy soppee yenn yi am na yu bëri yoo xam ne bluff la soit dañuy def élection yi normal wala bëgg ñu koo def gis nga Macky Sall bu jëlee décision pour Karim Wade bañ a bokk ci élection wala Khalifa Sall kenn mënut a fexe ba boole leen ci parce que loolu moom doole jooju lay jëfandikoo mais doole jooju wéyul moom daf fiy jógee parce que Abdoulaye Wade amoon na doole jooju Abdou Diouf amoon na doole jooju bu dugal Abdoulaye Wade kaso ak ñeneen ñu dul Abdoulaye Wade mais anamu tey fan la mujj doxalin boo mën di gis changement daf ci am mais Sénégalais bi nag moo war a changer moom xool avenir am xool ëllëgam ci wàllu koom-koom xool ëllëgam ci wàllu social mais respecter boppam souvent nga dem ci gox-goxaat yi gis homme politique yi jógee Dakar bu ñu ñëwee seen comportement seen wàllu doxalin ci nar yi kàcc yi ci faiseur de malin bi folie de grandeur bi di bonde te yow yi ngay dawal du lenn loo ci moom parce que avant ngay dugg ci nguur ñaari at ci ginnaaw mënu woon sax jënd tubéy sax nit ñi ñoo war a yeewu xam ni politiciens yi dañ leen di nax parce que tey bu ndajeem assemblée jeexee mënoo xàmmee opposant ak ki nekk ci pouvoir bi bu ñu dajee faneen la même chose donc dañuy nax ki nekk ci opposition ren déwén mun na dem ci pouvoir ki nekk ci pouvoir mun na ci génnaat Macky Sall moo jëkk wax ni bëgguma ay liste parallèle mais amul kenn ku yëpp Macky Sall ci ñoom ñi ànd ak moom ci partem ba mu ni bëgguma ay liste parallèle tey liste yaa ngi di jaabaa jongee partout ñuy jouer ak di foowee xelu askan wi parce que liste parallèle yooyu moo leen arrangé jamono jooju président ma ngay tukki Assome Diatta bi muy wax naan
am na lu leen të ci dund gi Sénégal yi dundee ci jamono tabaski ji médecins yi di menacé naan nañ fexe aay bépp rassemblement am ñu tiit naan baatu tabaski njiit réew moom ma ngay tukki ak avion 60 milliards et Sénégalais bi lambda moom fu ñu lu ñu ko réserver moom ci koom-koom réewam nga xam ni li ñëpp bokk mooy jënd avion mooy topp bato mooy fay ministre bi salaire am mooy fay député bi salaire am ak carburant moo koy jëndal otoom Sénégalais boobu lambda dañu koy dagg ay impôt di ko dagg ay juuti léegi moom ana moom ci biir tabaski gi ana Sénégalais boobu ci coronavirus bii nga xam ni fexe nañu ba indi fi 3e vague maam te amuñu ay vaccin ana Sénégalais bi amuñu ay vaccin maam vaccin jeex na amuñu ay vaccin amuñu ay lalu réanimation amuñu hôpitaux yu doy ñu doon faj ñu am coronavirus nekk hôpital principal dem ba léegi ñu ngi ci ay mouvement parce que fayu ñu leen seen ay prime Sénégal yi ñoo rey yeewu aussi Sénégal lépp lu fi am dañ ko pàccu mais xam nga maam Sénégal daf bëgg rek vraiment riirandoo mais gis nga li fi exploité suñu phosphate bi te amaluñu njëriñ exploité suñu fer bi te amaluñu njëriñ exploité suñu béton bi te amaluñu njëriñ ñetti usine ciment nekk fii lépp doon mbell mi jóge ci suuf si te amaluñu njëriñ loolay tax ki jël sa yaakaar yëpp dëpp ko ci pétrole bi ndax nga sa bopp yooyu ay ressources la yu mën a tabax am réew Sénégal am na or Sénégal am na weñ am nañu béton am nañu lépp lu ñu soxla ci wàllu développement maam Sénégal li muy produit ci phosphate kese antan na am réew mu gestion ba normal Sénégal li muy génne ci béton kese antan na am réew bu fekkee gestion ba normal la amul fooy laal ci suufu Sénégal te mënee su koo jëfandikoo moo xam sable dine moo xam béton moo xam leneen ak leneen suñu géej gi waxaale wuñu ko xam nga Sénégal li ko commencé Mauritanie ba Gambie Mauritanie ba Guinée ñu am ko ci géej non stop amul benn distance bu ñu ni di nga ko jéggi ci Sénégal te du am géej kenn ëpp la wuñu yaatuwaay ci wàllu géej bu ñu demee bay négocier Gambie di takk suñu biir ci wàllu accord de pêche bu ñu demee ba suñu doom yi bu ñu demee Mauritanie ñu jàpp leen ndax ni ñu piller suñu géej gi boo jëlee sa yaakaar daf ko ci pétrole bu bënnagul ak multinationaux yu saay-saay yi ak seen façon bi ñu duggee ci Sénégal maam boo defee sa yaakaar ci ni pétrole bii di xeeñ te génnagul ci ngay développé ndax nga sa bopp pétrole bi nga xam ne tuumalante am nañ ci juróomi junniy milliards te leerul ba léegi pétrole bi nga xam ne daanaka am nañu fayeeku nañu ba def ko seen poche te bënnaguñu ko waaw pétrole boo foogee ne moo lay génn ci développement moo lay génn ci ndóol gi nga nekk Sénégalais yi juum nañu xam nga lu ñu génn ci développement am ay dirigeants yu baax ak moralité bu normal gis nga jikko fii ak changé wul ci am réew développement du mën a am ci réew mi Sénégal problème mu jikko la ñu am problème jikko mooy ay gouvernants yuy recruter ay nervis ñuy agresser seen ay population bu ñu demee ba toll ci niveau boobu toll nañ ci li yàlla doon wax summa radatnaahu asfala saafiliin c'est-à-dire que problème moral la ñu am ak problème respect ci suñu ay dirigeants yi moo tax ñi def seen yaakaar ci pétrole bi mais diw moomu Ndiaye Cissé de parce que ba xam-xam lay waxee ak en tant que un homme bu su bokk société civile ak ku am courage ak ku bëgg réewam mais moral yi fii ak changé wul maam lu dul pétrole sax jamono sax bu ñu ko waxoon exploité du am njëriñ. du ñu gis njëriñ bi non tey Sénégal li mu am ci réserve ci pétrole bi mu feeñee Oman kañ la commencé développé léegi ay fukki at alors daanaka seen pétrole mu ngi jeex nekk tuuti la ñuy laal seen gaz situation Oman demal Dubaï ak yeneen réew yi nga xam ñu ngi exploité pétrole mais parce que dañu xam ne ñoom ñoo ko moom xam nañu nu ñu koy joxee mais yow loo contrôlé fi mu nekk nii yow lan nga contrôlé yow sa Sénégal lan nga contrôlé. ku nekk di lijjanti sa poche. boo contrôlé woon dara daañu wax ay Franck Timis ñi mën naa dem Dubaï moom ni dafay négocier pétrole bu ñu bënnagul moo tax faaw ñu defaraat jikko yi affaire problème moral la. jikko la ñu am problème am te jikko mooy tax am réew développement. ñu xool d'abord peuple El Hadj Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax maam. ba bokk si ñi di wut buum topp dem d'accord lundi uti ji xaar. ah non man du ma xaar société may liggéey pour am xaar am naa xaar bu yàgg. yow nga ba pare. jóg sa ba mu teelee de yaa ngi fayee ko sa salaire kay. waaw mais sakk na la loo jëndee xaar sa salaire. épargne loo jëndee xaar. indépendance totale. fi ngay liggéey ñëpp. loolu de jox na la aw lay jox na lay nag Bougane Gueye Dany mënees na koo doyloo parce que mooy méthode bi ëpp solo ci wàllu xeex Covid-19 ba ñuy def rassemblement jël mesure barrières yi mais xëy na bu lambaxte amee ba ëgsi fii tey ba ñuy defaat geneen kàddu ko woote ci ñoom la jëkke woon ñoom ñu doon importer ay nit rassembler leen te ñuy takk ci ñoom masque bariwul souvent sax bu ñu xamee ne ñoom homme politique yi depuis caméra yi mu ngi leen di jël ñu takk ay masque alors que bu ñu nekkee seen biir du ñu takk ay masque donc xam nañu ni ñoom li ñu doon def du yoon te mun naa indi uwa tey uwa gi mu indi gis nga ko alors bi ci des itam mooy ku nekk ak fi muy wootale di jëmee gis nga sénégalais
ñëpp nañu participer ci xeex bi mais bu ñu dellusiwaat mukk méthode bu njëkk ba. méthode bu njëkk ba mooy xëy benn jour ni Sénégalais yi vous n'êtes pas des responsables tëj leen bundu xataal leen tiital leen. police ak gendarme yi di leen traqué ci yoon bi ñenn ñi ñeneen di jàpp di leen fayloo ay amende ana xaalisu amende yooyu fan la mujj tey ay bu ñu toog 1 semaine 2 semaines police di wax naan recensé nañu wala jàpp nañu am nañu nangam ci xaalis. ci lu ñuy koppat ci Sénégalais parce que takkuñu masque non nañ leen def ay responsable bu ñu leen defee ay responsable kenn ku nekk xam ne yow mii bokk nga wala yow kese yaay aji kii xeex tawat ji ba du màgg ci Sénégal di nga jël ay mesures barrières respecter distance bi takk ay masque mais pas comme distance politiciens yi Thiès yi comme li ñu def démb li ñu fi wane fii nii naan damay wan président ni ko takk nañu ay masque alors que ñëpp dañoo taxaloo le premier point yi ci distance ci kii bi mesure barrières yi mooy distance alors respecté woo benn distance est-ce que wopp ji ci kanam dong lay jógee est-ce que ci kanam dong lay jógee donc président bu waxee loolu nañ ko fekk si loolu ñun ñëpp nañ ko fekk si uniquement jar na ko ndax bañ kenn ku ñu tëj parce que démb dégg naa koy avancé loolu naan est-ce que duñu delluwaat ci ay état d'urgence talluñu ko nawet bi ñëw na gars yi dañuy bay tracteurs yi baax na mais gestion tracteurs yi ak distribution tracteurs yi mooy problème 129 kan la ñu koy jox non xam nga 129 benn tracteur mën na couvrir presque lu jege 100 personnes wala 50 personnes au mois ci gestion bi la laaj dañu koy jox ki ñuy woowee grand producteur mu def ko moomeelu boppam labourer ay toolam di fayeekuwaat hectare bu nekk 25000 loolu moo am Sénégal pratiquement boo jëlee benn tracteur pour mu labourer la sa tool da nga koy fay hectare bu nekk wala 1 heure de temps 25000 loolu du ñëpp ñoo ko am kuy lijjanti jiwu mënoo fay 25000 tracteurs donc ci wàllu gestion faaw ñu xoolaat ko dañu koy distribuer faaw ñu xoolaat ko. loolu benn la parce que mbay foofu la toll xëy na ci ni ñu bëgg a bayee mais ban avantage la mbay am ci boo labourer sa tool ba noppi par exemple ma mbay da nga doon bay dugub wala da nga doon bay gerte bëgg nga indi alternative ci sa agriculture nga fay 100 000 francs ñu labourer la 4 hectares 4 hectares yooyu mun naa am ak yow ñaar ba ñetti at daanaka doo ko labourer waat te mun nga faa def ay mbay yu wuute parce que ni muy jëqee suuf si moo tax mais avantage boobu bu mu tax mukk ñu découragé la béykat bi ci guppam dafa am yoo xam mënu ma koo gëm ñaata béykat ñoo nekk Sénégal lu néew mu jege nañu 3 millions wala ñu mat ko bu ñu ko ëppul ba nga joxee 100 et quelques tracteurs ba noppi saboté leen seen mbayum traditionnel ba ñu amoon xam nga lu ñu nga xamloo béykat yi ni maam yi doon bayee benn hectare nga bay ko defar suuf si ci wàllu tos ak engrais fumier tos mooy neefere fas ak nag yax yooyu doon nga xam dina la génneel quantité boo dundee ren ba déwén gis nga bayum gupp ñu koy xeex ñëpp dañuy wax leen neex Sénégal amul doole béykat bu nekk am machine boo xam ni moteur lay doxee egguñu foofu te ñoom sax xam nañu ko léegi ki amoon fasam nga xeebal ko fasam ki amoon mbaamam nga xeebal ko mbaamam te amul lu mu jëndee machine léegi moom mu découragé wu mujj nekk benn yaafus dootul liggéey nañu accompagner fi tracteur yi mën a egg nañu wax ni nañu def ndànk-ndànk mais mbaye mbaam ak baye fas mënta xewi te ku dem ci kaw yi di nga xam mënta xewi c'est que na nekk fii Dakar joxe ay tracteur dañu bëgg renouveler mbay mi dañuy soppi mbay mi loolu yomb na de mais fokk nga dem sur le terrain xam ba xam ñi ngay fekki am nañu possibilité wala ñoom ñu gëm ni mun nañu soppi mbay mi ba kenn dootul bàyyee fas ak illeer wala déet fas ak illeer kenn mënu koo génne Sénégal nañ leen jàngal kay ni mag ñu doon bayee benn hectare nga génne ci qualité boo mën a dundee ren ba déwén benn hectare nga mën cee génne fukki mbaam loolu nag ca wax teg cooroon la muy jamono ji ñu nekk laataa bët di sébbi nga defar sa suuf róoj ko róoj bu baax def ci neefere bu baax bay ko à temps fexe ba tool ba du booy yooyu nag bu fekkee dañuy décourager béykat yi ñuy xaar ay machine moteur wala ñuy xaar ay tracteur bu récolte jotee du ñu def récolte bu baax ñu leen alors mbay bi fi mu toll léegi agro business ak agriculture pour dund du ñu benn nañu waxante dëgg nañu bàyyi ak tool baykat yi seen i tool ak seen i fas ak seen i illeer petit à petit dinañ dem ba ku bàyyiwul mbay comme jeune bu toll ni yow fu mu nekk ci village bu doon bay mun naa lijjanti bu mu jëndee benn machine moteur di bay ndànk-ndànk mais mag ñi am 60 ans retraité nañu te ñi ngi dundee bay di ko yaakaar nga xeebal ko fasam fas ñaata lay jar fas 600000 lay jar wala 700000 nga xeebal ko ki ka am machine ñaata lay jar 300000 ku jël 1 million taxaw di bay ñetti hectare am nga ne ko li ngay bay baaxul daa xewi il faut ñu bàyyi di caaxaan nag. tracteurs yi wàllu gestion ñan la ñuy jox tracteurs yi ak ñen ñoo am moyen pour mën a dawal tracteurs yi. xam nga ñi dal waa Mbaan li dal waa Mbaan moo dal waa Jandeer. moo dal waa Mboro moo dal waa Ñaay bi. moo dal fépp fu ñuy bayee même Fouta. Potou fépp fu ñuy bayee soble tey xam nga lu leen dal
nekkul ni soble bi ñuy béy dafa baaxul de dañu dend ak ay étranger day coowal mbaan fii leen fekkoon umpu leen bi ñu nee du ñu joxe seen suuf ñu jël suuf sa la ëpp dugal ci ay xale kaso jox ko ay étranger ñu ñëw fekk la waa dëkk ba di béy ñu koy béy mais béy ko ak mbéy mu gën a gaaw ndax am nañu ay jumtukaay espace bu gën a yaatu mu ëpp qualité parce que am nañu ay intrants. léegi ñoom bu ñu béyee ba noppi ñu fekkoon nangu seen li ëpp ci seen suuf ñoom itam ñi kocc ci mbéy moom ana lu ñuy dundee léegi kooku ñun dañ koy tàqaleeg mbayum fas ak mbayum mbaam génne téeméeri tracteur di ko inauguré ñan la ñu koy jox nañu publier liste ñi am ñu bénéficié wu ci tracteur yooyu. loolu moo ëpp solo. maam gis nga tabaski bu passé gouvernement bi dinañu rus parce que bu leen tàyyee leen journalistes yi demaat sur le terrain xool nombre tonnes yi nëpp ci wàllu soble. nga xam nga lu ko sabab ñi koy consommer am nañu fi mais localité bépp bu ñu doon béyee soble ak pomme de terre. gouvernement bu Sénégal dafa jàppandalal ay étranger bu béykat yi doon béy 10 hectares ñu jox étranger yi 100 hectares ñu koy béyee fii ci dëkk bi di ko jaay ci marché bi te ñoom ñi nga xam mooy étranger yi dañu am xaalis am nañ moyen xam nga dañuy béy ba noppi yëpp ko ci ay camion indil ko commerçant bi coono bi teggeeku na ci moom transport bi teggeeku na ci moom njëg gi mun naa gën a yomb ci moom te qualité bi itam mun naa gën a am ci moom mais nu muy jëndee béykat bu ndaw bi nga xam li muy béy ci la yaakaar di dundee loolu la ñu war a jubbanti ba noppi suñu suuf ak suñu avantage yi ñuy jox étranger yi ba ñu si suñu leen parce que du ñu def affaire bot di compter mais xanaa balaa ngaa laax jaay daa laax lekk ba noppi de transformation conservation ak transformation bi ay à l'étranger am na sunguf soble léegi ñu ngi koy defar voilà c'est ça tey bu fekkoon woon unité yooyu implanté nañu ko fii nii gisal yeneen avantage mën nañu ko sax di ko jaaywaat bitim réew c'est ça parce que en fait ça permet xale judduwaalewul ak violence xale judduwaalewul ak fitna psychologiquement am na lu ko sabab ci xale yi lan moo ko sabab xam nga bu ñu demee ba du ñu seet ak nit ki ci mbedd bi bu ñu la dóoree da ngay perte xale yi di ko dégg ñuy brutaliser ay nit ñu dugg ci réseaux sociaux yi xale yi di ko gis ñuy annoncer ay comportement yu bon ci diggante jàngalekat ak élèves xale yi di ko gis c'est-à-dire que yooyu information dafa gën a gaaw léegi xëy na am na yi daan ama ay xeex ak professeur non jëkkul tey du boobu ay xale lañu da nga doon dégg diw dafa xeexoon ak professeur dañ koo dàq c'est-à-dire jëkkul tey mais léegi la info gën a gaaw a tas parce que lii démb bu fekkoonte woon ni télé donc duñu am image bi mais téléphone yee tax réseaux sociaux yi day wane ni kon info yi dafa gën a gaaw loolu moo tax kilifa yi nekk ci kaw aussi bu ñuy def yow nan ngay mën a attaquer lii ndongo yi def du ma ko cautionné de mais mënuma ko ñaawal à 100% au moment où ñi jiite réew mi ñu nekk ci kaw ñu dénk leen suñu alal suñuy bànqaas suñuy institution ki jiite réew mi di déplacé wu responsable politique ya fa nekk recruter ay nervi yi fay leen xaalis ni leen boo leen demee képp ku taxaw te amul couleur APR duma leen ko ñuy dóor ay xale di tëb ci seen kaw mais imagine xale boobu nervi yi tëb di këdd ci kawam di bajante ci kawam kooku ak ñi ko féete ndaw yëpp dinañu am yërmaane ci benn kilifa moo xam homme de tenue moo xam homme politique moo xam enseignant dootuñu am reconnaissance ci ku nekk takkatal ndomba tànk bi nga am seen jëf yu bon moo dem ba yàq vision ak xalaat ak moralu ndaw ñi image yooyu dafay dem mais image yooyu moo gën a bon image yooyu moo gën a ñaaw ñooñu tey kaso la leen war a fekk man ànd naa ci li Birahim wax de xale yi ñu sanctionné leen déwén kenn bañ a jàng ci école boobu certes mais est-ce que bokkul sax ci politique gu gouvernement pour école bi yëpp ñu soppi ko def ko privé bu fekkee école bi école publique la mais bien sûr dafay xaw a jafe boo gisee ni ñuy cautionné nekkee noo sell ci école privée yi alors école publique moom daanaka mbalit la dem ba mujj man yow kaneen Sénégal yëpp am kersa ci seen doom jàngi école publique bi fa la Macron demoon ànd ak Macky Sall bi mu fi ñëwee Emmanuel Macron président France di laajte élève bi ba mu naan ko classe bi nangami élève lañu ça veut dire école boobu du école maanaam école d'excellence lañ ko war a mën a tuddee mais école bu njëkk jàngale xale tricherie malheureusement moo la moo tax parce que dañu gis ni Macron dafay ñëw wala Macron la woon de waaw ñu président génne français nombre tout à fait élèves yi doon nekk ci classe bi wàññi leen pour woon Macron ni ko nombre yu toll nii ci ay élèves mooy nekk suñu classe yi et c'est faux moo tax xale bi ñu laaj ko ñaata ngeen doon xam nga xale yàlla moo koy wax loo donc kan moo jëkk indi tricherie ak def maa tay ci école ba mais autorité yi kan moo jëkk indi joué loo xamante ni moo tax ma ni li ngay def muy ay moral xale aajuwul daanaka nga koy former
yow defal li ngay def mu topp sa ginnaaw di def. moom maam kàngaam la de. moom ak Ousmane Sonko ñu bokk anniversaire moom Mary Teuw Niane. professeur Mary Teuw Niane. non mais bravo maa ngi seen ginnaaw rek moo tax kay nag Pape Mante nag saa waay nga nekk borom xam-xam tey dama la koy nangu nga maa la gën a yëf ci kër gi. en tout cas xaw ma xam-xam. xaw ma jeunes yi waaye en tout cas yàlla may na ko ci yar. ak discipline. savoir vivre. teggin. dama koy ñaanal sa sàmm daje ak sama xel bu demee ci moom dama koy ñaanal man damay bëgg am jikkoom yal na yàlla sàmm la yal na yàlla sàmm la vraiment damay bëgg am jikkoom nit ku dal nit ku yaru waaw lépp luy fakkas sa daal yal na la ci yàlla musal ba nga eggale sa carrière atteindre sa objectif fépp foo bëgg a yegg nga yegg fa vraiment yaa ngi dem daral ba léegi mais bien sûr ak guddi waaw biig laa fa mujj waaw biig laa fa mujj daral boobu il faut ma doxantu fa fu mu féete daral yi bari nañu sax Dakar mais encore une fois may ñaax sénégalais yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñuy dal patience Tabaski jotagul mais souvent nga gis yenn ci ay sénégalais ñuy aborder ay hommes politiques ay politiciens ci béréb bi ñuy jaay ay xaar ñu leen di jànn ci façon boo xam ne sax rus dafa ñaaw dafay humiliant encore une fois nañu dal encore une fois nañu dal Tabaski du jot mukk te doo Tabaski nañu dal ñu accepté ñu leen di humilier di leen di yuuxu di leen toroxal ñu wàññi ñi meggi tàllal loxo nañu dal député du peuple El Hadji Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu maa ngi lay fay bu baax maam sant yàlla alhamdulilah waaw sant bu baax neex na de daral yi waaw ñu ngi de mu ngi avancé de waaw gars yi ñu ngi jaay bu baax gars yi ñu ngi jënd bu baax aussi ak ci xaar bi yaa si nee na doo am ci xar yi de yan xaar la séddale xar yi gëm sa bopp yi non xar yi Bougane Gueye Dany mais pas gëm sa bopp suñu xoo yi xar yi siré yi bu fekkee daal loxo ci poche moom bu ma joxee ma jël waaye bu dee ay xar moom am naa xar nga ko yóbbu ci daral joxe nga yokk ci daral bi rek nag ñi yaakaar si yow xar dafa bari waaye dama jox non loxo ci poche rek du ma jox loxo ci poche enveloppe bi la gën a enveloppe bi la gën a enveloppe bi waaw enveloppe bi daal bu vaccin yi ñëwoon kay ñu dem vacciné wu ji fi mu nekk ni ñuy jël première dose di xaar deuxième ñu ngi fi di xaar vaccin yi moo jeex loolu kay bi mu xewee ak léegi xaw na yàgg ñoom nangu nañu ko nañu accéléré yëf yi am na ñu bëgg a tukki mënuñoo tukki parce que dañoo vacciné wu am na ñu ko yàkkamti ñu jël benn dose mu des beneen dose alors que alerté woon nañu ci début ba laa doon posé ay questions ni est-ce que Sénégal am na rigueur di saytu nga jël benn vaccin moo nga nekk bu am tollanti nga ko jël ci espace 3 mois nga ñëw fekkaat ko fa ñun ma waaw parce que boo kiiyee dañuy lay bindal tegal la sa carte def dencal la sa bos histoire m'a donné raison encore wax fa dëgg boole gi sax dañuy tëj seen entreprise dañu fa amoon ay matériel yoo xam ne société bi moo ko moom donc matériel yooyu muy place bi nga xam ne fii la Dakar Dem Dikk nekk tey di espace bi ci la bokk ay bus ci la bokk ci wàllu yoon nan nañ ko mën di jëflante ba mu mujj léegi nekk moomeelu société Dakar Dem Dikk ñun ñëpp gis nañu ay jamono bi fii waa APR jëlee seen siège boobu ci suufu Dakar Dem Dikk jamonoy maître Moussa Diop ni mu baree woon coow mais suuf si yëpp nañ bàyyi xel ci laataa moomeelu Dakar Dem Dikk moomeelu Sotrac la woon donc nan la génnee ci loxo Sotrac dem ci loxo société Dakar Dem Dikk donc lu bon ci wàllu échange xaalis war na génn boo xam ni war nañ ci mën a indemniser ñi nga xam ni 9 milliards dong la ñuy demandé ci valeur suuf boobu nga xam ni fi la seen dépôt bi nekk sans compter matériel yi bureau yi ak yeneen li Ibrahima wax sànq mooy dëgg nguur gi moo noppiwul pour indi solution ci ak pàcc ci askanam bu fekkee dañuy souffrir ci loo xam ne seen moomeel la entreprise mënoo ko sàkkal pexe di bàyyi nit ñuy souffrir xanaa mag ñi di dox ci kaw mbedd mi nii sax ndax demander seen alalu bopp wax na daw yaramu vraiment autorité yi quoi mu ngi commencé sax di am mais ci surface yi ñu koy fekk ci yenn béréb bu jaayukaay yi mel ni ay exclusif ñu baal ma ci ni ma ko cité mais loolu mooy li am na yeneen mel ni boutique Total yi Bonjour yi mel ni Auchan dañu fa fekk ay produits yoo xam ni produit Sénégal la ñu transformé ko ay GIE wala ay petites et moyennes entreprises di ko defar di ko jaay mais problème bi mooy dafa doyul te lu doyul day cher lu doyul day jafe bu ñu lay jaay benn sachet ngeer boo xam ni lay toll 750 wala 800 alors que takku ngeer bi la maire bi jaay ci kaw tali bi di la ko jaayee 200 wala 100 francs dina mat sachet boobu daanaka fukk comprendre nga donc loolu itam taxul transformation am njëriñ ci Sénégal potu cere bi ñu lay jaayee 100 francs boo demee maire bi jaay cere ci kaw tali bi pot bi mu lay jaayee 100 francs boo demee di ko jënd exclusif wala yeneen boutique yu mel noonu daf lay coûter presque ay 700 wala 1000 francs donc luy jar 100 francs buy jar 500 luy jar 200 ñu yóbbu ko 1000 francs amatul sens
boo demee potu dagg buy bi ngay jëndee 300 wala 200 ci marché bi tey boo jëndee valeur bu toll noonu ci buy minimum di nga dépenser lu ëpp 3000 francs ça aussi ça n'a pas de sens ci wàllu bu ñuy wax transformation ak mais dafay wane importance su transformation ni mu mën a soxalee économique tey bu fekkoon doon Sénégalais seen consommation li ëpp dafa jëm ci liy béy ci dëkk bi unité yu bëri ñu koy jël bu baax dina gën a wàññeeku te loolu moo ëpp solo même ci côté santé dañ lay wax ay xeetu produits yu ñuy consommer yoo xam ni day jeexeetalu ci nit ki ci indil ci moom ak jagadi donc dafa am solo ñu gën a dooleel unité de transformation yooyu te bu ñu jëlee politique bu Éthiopie xam nañu bu baax ni ñoom loolu mooy seen doole ci ni ñuy sàmme petites et moyennes entreprises yi nekk ci quartier yi nekk ci village yi def benn concurrence loyale boo xam ne du am xëccoo du am ñaawoo te kenn ku nekk di nga mën a écouler li nga defar mais Sénégal tey boo transformé Tigadege pour nga jaay ko day nekk problème pour nga yóbbu ko exclusif am na ay normes yu ñu lay tegal pour Total am na ay normes yu ñu lay tegal te yow Tigadege bu normal bu baax la alors que man su ma ko defaree teg ko fii ci mbedd mi gën a yomb bi nekk exclusif mais Sénégalais bi lam daa dugg exclusif jënd ko moo koy gën a mu jënd ko yow mi nga xam da nga ko teg ñu ngi ci avancé boo demee ci fiara yi wala marché comme fiara bi passé nii da ngay gis ni jigéen ñi def nañ ci njàmbaati gu am solo mais amuñu possibilité pour mën ko da nga war di tabaxee selon say moyens fi mu toll mais mënoo tabax yenn immeuble yu am yenn dayo yi te say moyens matewu ko ci wàllu surtout matériel jumtukaay yi tabax dafa cher maam mais am na yenn fer yoo xam ne kenn boo demee ci dal fekk mu daanu da ngay sax yéemu ci yàlla maa ngi ko xam ci at bi benn immeuble daanu woon ci Médina yal na yàlla yërëm élément sapeur pompier yi mu daanu woon ci seen kaw benn R+3 xawma 4 mu lakk après le lendemain ñu ñëw di xoolaat malheureusement mu daanu ci seen kaw mais boo xoolee fer bi ñu defaree woon dal yi da ngay yéemu ci yàlla gis nga ay balcon ak fer ak terrasse bi tim nekk kenn waru koo defee yenn fer yu néew doole yi minimum war na nekk fer de 14 ci boo waxtaanee ak bien sûr entrepreneurs yi nga xam ni loolu mooy seen domaine loolu mooy seen liggéey dañ lay wax ni la fer bii moo war a dem fii fer bii moo war a dem fii fer bii moo war a dem fii nii man bu ma gisee maçon ni ma jëndal fer 8 wala jëndal fer 10 ci wàllu escalier nangam wala déet waxtaan naa ak benn technicien boo xam ci wàllu bâtiment nee na ma pour mu dëgër da ngay ut fer de 14 pour nga def néeg bu ëpp itam 4 mètres fokk mu am poudre noyée. waaw fokk mu am poudre noyée parce que bu dee élément bu jëlee yenn distance yi ñu koy defaree fer de 10 wala fer de 12 dafay néew doole. donc faaw néeg bu ëpp 4 mètres impérativement dafa nga am poudre noyée néew na ngay gis bâtiment bu màbb fekk amoon na poudre noyée ak lu espace bi yaatu. léegi nag yooyu ay techniciens de bâtiment ñoo la koy xamal mais maçon yi mën nañu ko sax bëgg mais yow miy tabax buñ la ko waxee nga ne waaye garaawul waaye ay fer de 14 parce que ça coûte cher. léegi nag loolu mooy indi conséquences yenn saa yi bâtiment du am sax 10 ans après daanu def ay musiba. fi am parce que dañoo defu li ñu fa war a def. parce que jàpp naa ni fi tali di jeexee maam boo jàngul dara ci BTP xamoo dara ci wàllu construction ci ay tali jàngoo dara ci code de la route mais sa xel kese yow sa nite war na laa may nga xam fi tali di jeexee war nañ fa def ay balises. minimum ay garde-fou yoo xam ni daañu ko peinture ba nga xam ni boo defee phare daa ko seen ba xam ni fii la tali bi yam mais tali boobu da nga fay gis càggante xam nga dañu wax ñaari accident yi mujjee am ba ay nit dee ci côté bii nekk Cambérène mais fa mu jeexee ca boo passé gàddaay ca rond-point bu mujj ba ca filao ya mais foofa itam ñaata accident ñoo fa am foofa itam nit dee na fa bu leen fàtte loolu parce que juste ci rond-point bi da ngay ñëw foog ni boo wëree rond-point bi da ngay continuer parce que misaal boobu lay jox alors da ngay ñëw wër foofu fekk tali bi jeex na donc mu nekk problème boo xamante ni bi gis nga ab tali dafay am ay signalisation et puis di am suivi yaa ngi fàttaliku atam booy yoroon seen oto aw ci Blaise Diagne bi ba percuté rond-point bi nekk ci juste jàkkaarloog poste Médina parce que amul woon signalisation parce que peinture ñu koon pour mën a indiquer oto foo xam dafa war a taxaw mu def face direction oto signalisation yi saa bu màggatee dañ ko war di defaraat xel mënta nangu mukk ab pont bu ñuy tabax wata dawadoo ba cëppeelu foofu parce que rendre ci compte loolu xel mënu koo nangu fi tali di yem surtout mu nekk pont mais doo fa def ay garde-fou war na am lu ko minimum yi loolu aajul njàng mu sori wala nga nekk technicien ci côté boobu warut a sax yéeg ci pont bi voilà balaa mu yéeg pont bi nga def ay garde-fou quand même donc da nga naan est-ce que ñii tayuñu ko manque de rythme tey ñi doon defar tali bi bu fekkee wante woon réew yi nga xam ne dëgg yoon mu ngi fa ñu fay bàyyi dëgg wàllu droit de l'homme
ki jiite chantier dañ koy topp ci yoon. wallaay dañ koy topp ci yoon parce que xel mënta nangu pont bu jeex boo xam continué wul kàmb la nga bàyyi ko noonu ubbi ko oto daw ba sorof ci biir loolu c'est inimaginable. dañoo bëggul mu noppi. waaye bu ñu bëggul mu noppi pourtant case de tout petit ak lu man di am na njëriñ ci wàllu éducation boo gisee xale yi fréquenté nga xam ni am na njëriñ ci wàllu éducation donc war nañu ko eggale au moins bàyyi xel ci askan wi dëkk foofu noonu au moins dimbali leen ci wàllu orienté ak éduquer seeni ay doom dafa am ñaar yoo xamante ni bi politique bu am solo la muy ni ñuy wax case de tout petit ak case de santé yooyu dafa am solo parce que dafay permettre nit ki day yaakaarloo nit ki que bu tawatee dina am fenn fu mu jëm mooy comme li ñuy wax santé de la reproduction dafa am solo ci village yi dafa am rôle bu am solo boo xam ne taxawee na ko ci xeex jigéen ñiy faatu ci bu ñuy mucc am na taxawaay bu am solo parce que yooyu ñi seen loxo jotul seen ginnaaw lay taxaw ñi seen man demeewul noonu lay taxaw donc loolu dafa am solo xëy na nag bu dee dégg nañu jàmbat bi daañu ci indi solution waaye damaa foog ni nag dëkk boo xam ni abri provisoire yi moom daa bëri ba mel ni ay neenu cooy moom kon nag case des tout petits du ma ta wax dina doy waar Birahim case des tout